de quartier bi def fula ba police ñëw am na lesbiennes yu bari yu daw mais am na ñu ñuy jàpp y compris seen chef bi ba ñu leen di àtte yéen ñi ñëpp yéen a ngoon tribunal keroog la ñu dégg lu yéeme bi ko président tribunal bi ne ko waaye yow ndaw si yow mi jiite cette expédition punitive contre kii nga xam ne lesbienne la woon ni yéen waaye moo dem ba waxtaan ak njëgëndaayam xelam yàgg ko mu dem ci ilimaan mu tuub dellu ci négocier ngeen dem di ko song bay def expédition punitive contre moom waaye lu waral loolu ndaw si xool président tribunal bi ak bët yu wow koŋ ne ko waaw sama coro la woon kon su ma bàyyee dellu ci jëkkëram jàpp naa ne daf ma tere yi fu Sénégal jëm ba pare ñu ne bu kenn wax tooñ yi kenn mënu ko lim bi ci gën a dégg dayoo nag te foofu laay mujjee ci coon yi parce que tooñ yëpp noté nañ ko mat na 23 mooy bërëb bu tedd bii di grande mosquée nga xam ne suñu borom fonk na bërëb yu mel nii ba moo wax si suratul jinni wa anal masajida lillahi jàkk yi sama néeg la gardien bi toog 3 heures du matin génn mel ni ku jommi ñu ne lu xew nit ñi ñëw fekk ñaari borom ñaari tur di solu ko takk seen tubéy ndeke dañu doon sëy ca bërëb bu tedd boobu loolu du tooñ loolu la waral nag ñu wax ni nasaxaay bi état bi wax ni ci kaw tooñ bi borom ñaari tur yi di tooñ xaw nga ko may seetaan ne ñu ko seetaan parce que bu ñu deful attention dana jur ay dérapage yu grave yoo xam ne du ma leen ci nettali dara ndax xam ngeen am na 2 pays de la sous-région yu may bañ a tudd ndax damay bañ a tooñ nasax bi état bi nasax tax na ba population yi ci kaw tooñ ci borom ñaari tur yi di tooñ tous les jours ñoom dañuy jóg régler ko seen bopp di façon bu ñaaw mooy dañ leen def loolu ñuy wax le supplice du collier ba jigéen bu ñu jàpp ngay def yu mel noonu takkal la ba nga ne jot solal la ay pneu ba ci baat bi sotti ci essence taal ko une mort atroce loolu bëgguñu mu am fii kon nag état yàccaaral gi mu yàccaaral c'est dangereux ndax sénégalais mer nañu ndax tooñu borom ñaari tur yi dafa tegloo te ëpp na loolu waral nag ànd sàmm di koy jóg jël responsabilité ñu ne porox ndol la bi góor jigéen ñi daan jaar ba tooñ bu ñu mënti tooñ ñu fexe ba génn ci nañu fatta porox ndol la yooyu ndax bu leen fàttaliku kaw la seen tooñ boobu di tàgg sëy fukki sëy ak benn guddi Mawlidul Nabi ba commissaire Bokar li jàppale dañuy toog ñaari fan ñu libéré leen yéen takk-der yi taskati xabaar yi ngeen daw ci ministre de la justice bi fi nekkoon ne ko waaw borom ñaari tur yi tooñ bi ñu tooñ nu mu wéyee guddi guddee di guddi Mawlidul Nabi tàgg fukki sëy ak benn te commissaire Bokar li def liggéey bu mucc ayib ndax yéen flagrant délit ngeen wax jàpp na leen flagrant délit ne ngeen foog mu am tamit loolu oustaz di wax dalil am na ay dalil ndax fekk na ci ñoom ay robe de mariée ay bague de fiançailles ay préservatifs ak yeneen yu ñaaw yu may bañ a tudd waaw lan moo tax yow ministre de la justice nga joxe ndigal pour ñu libérer leen te defuñu sax ñaari fan xam nga lu mu tontu waaw article 319 ne cite pas spécifiquement le mot homosexuel borox noonu la boobu nag nga xam ne moo jur tàppale yi am yëpp ba seen tooñ yi tàmbale ba léegi moom la ànd sàmm di ko ñëw tey pour fàtta ko waxtaan nañ ci nag avec des professeurs de droit waxtaan ci avec d'éminents juristes ñoom ñoo ñu conseillé ne boo leen fi nekkee di tëggaat beneen loi procédure bi day continuer te député Aliou Souaré leeral na ko kon da ngeen di jël loi bi fi ne muy article 319 di loi tappale parce que nee nañ dafa condamner les actes contre nature c'est vague mu ne jël leen loi boobu ñeen citer nommément les infractions kon nag désormais article 319 lii lay wax l'article 319 du code pénal sénégalais criminalise l'homosexualité mooy góor jigéen criminalise le lesbianisme mooy góor jigéen ñu jigéen ñi criminalise la zoophilie mooy la ngeen defoon ci seen i xët tout yëglekaay yi weer bi waaye jooju ñu jàpp ca banlieue ba mu doon accouplé ak béy te góor jigéen aussi criminalise la nécrophilie mooy góor jigéen yi ut tout le temps ay sensation beaucoup plus forte
ba mu jaral leen bu guddee ñu dem guerre gardien morgue bi di tëdd ak néew kon nag yooyu yëpp am na ci te toujours ngeen def ci ay xët yu yaatu loolu la article 319 am kon layam yi mënatul am alors bu ko defee nag amuñu député assemblée nationale ñoom Ababacar Mboub ak directoire ànd sàmm ji koy jox Makhtar Sarr def nañ un travail diplomatique de fond ba décroché nañu 4 députés yi mooy jàmbaar yi ci toogal sànq moom Lamine Diallo Cheikh Bamba Dièye Aliou Souaré Moustapha Guirassi ak ñeneen ñoo xam ne ñëw nañ wàllu si alors sëñ Mansour Sy Djamil maa ngi jégalu macha allah ak sëñ Mansour Sy Djamil te kii moo yor bazooka bu mag bi kii moom xajul ci ñoom xajul ci gars yi alors ma jeexal nag wax ne boo gisee ñun ci suñu déclaration te dama ci yóbboo ak Babacar Mbow ma ne ko yow diplomate nga da nga mën a maslaa waaye teel la mën a jax bàyyi ko jamono alors man maa wax ni député yi bu ñu defalee la ñu bëgg maanaam déposé ko dañ koy jébbal le bureau de l'Assemblée nationale particulièrement le président Moustapha Niasse bu ñu paree bu bureau bi dajee ci gàttal parce que la procédure est un peu longue ba ñu jàpp ba su plénière bi ci la ñu wax ne yoon may nañu ñun la ñu defoon en 2007 ba ñuy criminaliser les délits de trafic de drogue ñu am délégation bu ñu fa toogal parce que je parle sous le contrôle de l'honorable député Sëñ Mansour Sy Djamil xam ngeen am na benn auditorium ci kaw le grand public autorisé. Allahu akbar jërëjëf imam alors moo taxoon ma ni am nañu droit jour plénière am une forte délégation de ànd sàmm Jikko bu ñëw toog ci auditorium bi pour assister au débat des séances plénières dama ne am nañu droit bu boobaa parce que député yi fal ñu seen bopp amul benn député bu ñuy fal par décret présidentiel député yi ñun askanu Sénégal ñoo leen fal suñu ay surga lañu dañu war a wéy ci suñuy waaw di jaamu suñuy soxla alors ñu jox leen ay oto yu baax jox nañ leen ay salaire yu baax jox leen des centaines de litres d'essence kon amul ñu droit ñu wax leen li ñu bëgg alors kon nag bu ñu leen waxee li ñu bëgg ba bésu plénière ñu war a passer au vote ne ana député yi nga xam ni ginnaaw tooñ yu jéggi dayoo te tegloo yu borom ñaari tur yi di def ba mu jaral leen ñuy takki fukki sëy ak benn guddi mawlul nabi ba mu jaral leen le 23 novembre ñu dugg fii ci béréb bu tedd bii suñu borom wax wa alal masajida lillahi di fa sëy jéeg góor ak góor ana député yi d'accord pour ñu criminaliser homosexuels yooyu député yi jàmbaar yi am valeur fonk seen diine fonk seen réew daal di yëkkati seen loxo ñu daal di compter am nañ ci droit bu ñu nee nag quels sont les députés qui sont contre am nañu droit yore suñu këyit bind seen tur bu ñu paree ba ñu ubbi campagne électorale bi xëy na juillet la wala bu fekkee couplage dafa am beneen bés pour l'élection législative am nañu droit député yooyu bu ñu xamee seen tur ñu dem ca localité ba leen fal nee leen kii de yéen a ko faloon pour muy défendre seen intérêt ak défendre seen valeur waaye ba ñuy xeex ngir yokk daan yi contre góor jigéen ñi député bii ngeen fal góor jigéen ñi la àndal am nañ ci droit loolu la waaye menacé wu ñu leen dañu ne mandat bi ñu leen jox boo leen ko exécuté fa mu ko fa ngeen ko war a jaarale ànd sàmm ci koy dana jël responsabilité pour informer électeurs yi ne leen député yi jàppale góor jigéen ñi il faut les sanctionner voilà kon nag sëñ Makhtar loolu laa doon sànni ci kàddu l'honorable député sëñ Mansour Diagne daf ma jël dëkku waaye xam naa ne combat bi liñ ci séntu ci yow lu rëy la ndax xam nga ñu xam alors bu ko defee yal na yàlla mottali jéego yi te nga wéttali bu baax a baax suñu honorable député yi fi tey woon ndax yow dafa am kër boo bokk kon nag am na lu bari loo xam ne mën nga leen ko apporter yal na yàlla dëgëral seen bennoo yal nañu yàlla jox ndam pour que après la plénière ñu mën a wax ne l'homosexuel a été criminalisé au Sénégal. Et je termine parce que Macky Sall wax naa ko ci plateau ordre
ordre national du mérite yi muy tappal feccekat yi ak mbandakat yi ànd sàmm jikko yi coordonnateur Babacar Mboup la ko war a tappal parce que xam nga lu tax ndax moom Macky Sall du ma ñuy gàntal rek Obama ñëw mu naan non on n'est pas encore prêt Justin Trudeau non su bëggee lobby homosexuel yi may ko jàmm na jàppale projet bi ñu criminaliser ko su boobaa lobby yi dinañu kii fekkee li muy gàntale fi moom mooy wax c'est le peuple sénégalais qui ne veut pas de l'homosexualité et c'est le peuple sénégalais qui exige la criminalisation de l'homosexualité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.